asalaamaaleykum mbokki internetu L'Oeil de l'Oeil dal leen jàmm ci numéro bi ñu leen andil nag ci jeexitalu mois d'avril bi ñu indil leen nag li nga xam ne dafa jëm rek ci wàllu àq ak yelleef yi xale convention internationale des droits de l'enfant nee na xale dañ ko war a sàmm xale daa war a mucc ci guerre xale dafa war a am dëkkuwaay xale dafa war a lekk xale dafa war a faju xale dafa war a fo waaye ñun article yi lu muy bëri ndax juróom fukk ak ñeent la benn tey moo retenir sunu attention waral tey sunu plateau bi muy droit bi nga xam ne xale daf ko am ci à une identité à un nom maanaam xale bu juddoo wareef la ci bépp waajur mu déclaré ko jox ko tur jox ko sant loolu nag nekk loo xam ne mooy premier pas ci dundu xale ndax xale su amul loolu day nekk li ñu mën a tuddee enfant fantôme xale boo xam ne il est inconnu au bataillon xale boo xam ne registre d'état civil yi xamuñu ko xale boo xam ne état wam sax jàppul ne am na benn citoyen bu bees bu juddu boo xam ne war na ko mën a boole rek si ñi muy wàññi buy wàññi ay citoyen wam mu nekk benn ci ay jafe-jafe yu bëree yoo xam ni moom la ñu fas yéene waxtaanee tey ci L'Oeil de l'Oeil kon bismillah dal leen jàmm laa yow tamit ma di la nuyu di dalal sama bopp sax laa war a wax nag ci sa plateau namoon naa la. jërëjëf madame Ndoye kontaan naa ci yow trop ndax li nga wax tey dafa am solo parce que ma yaakaar ne àdduna ku ci nekk tey boo dund sa njaboot a war a tax kon boo ko xale li mu moo rëy li mu am moo bari te soo seetloo ba ci biir comme ni nga ko waxee léegi da nga énuméré lu baree bari ma kontaan ci pourquoi parce que du benn droit boo xam ne xale bi mag ji daf ko war a am ci xale bi kon may rafetlu ni nga commencé émission bi parce que mag amul benn droit par exemple ci jëm ci xale bi. ay devoir la am te devoir mais li ma naan souvent rek dundal sa doom dundam. loolu la war la lu la war boo ko defee amul waaw góor donte buñ la ko ci waxee santal mais buñ la ko waxul nga xam ne aussi jaru ko ci. dëgg la parce que loolu dafa la war. te xale bi tey bu fekkee yow da nga xam ne ko fi indi tey. muy ndey ak bàyyi. ñoom ñoo war a dox seen ñu koy élevé ba mu yegg fi mu war a yegg ba ëllëg moom identité. tette ka daal maanaam. il arrive souvent nag am ay diggante yoo xam ne day demee noo xam tam. xale bu góor day dem ba bañ ëmb bi wala parce que mu xëy déserté kenn gisu ko. wala ñu nekk si négligence. wala nekk par exemple xamuñu muy ignorance. yaa ngi dégg ñoo nekk la ñu war a waxtaanee tey parce que nañ leen li mën a delloosi. ba tax ëllëg ñu mën a xam seen doom nu muy am identité. parce que xale bi il n'est responsable de rien. de rien du tout wax dëgg yàlla. te xam nga sax nag li sabab lii dañu toog temps yële passé ñu dégg ni dans la région de Kaolack Fatick dafa am 3000 xale maanaam ñetti junni xale yu toll ci classe examen war a def examen amuñu kayitu juddu loolu nekk gàllankoor bu rëy ci seen jàng ndax fii examen boo amul kayitu juddu doo mën a présenté wu. kon imagineel gâchis boobu xale bu jàng tout son cursus primaire gàtt nekk na juróom-ñaar wala juróom-ñetti at bu ma ci dindee maternelle nga jàng at yooyu yëpp ba noppi dem ñu war laa évaluer nga nekk ak say nawle ñu ne mënoo présenté wu ndax amoo kayitu juddu loolu dafay nekk douche froide boo xam ne ci xale bi te ndeysaan moom yoonam nekku ci moom li muy war a def na ko mooy ba mu waree jàng na léegi nag war a def examen ay këyit di ko tardeel loolu responsabilité bi c'est à quel niveau loolu la ñuy jéem a définir tey waaye dañoo bëgg a camper déjà le débat dañuy seeti benn juriste mu wax ñu ci ban contexte la ñu créer les droits de l'enfant ak ñun droit bi ñu intéressé tey muy droit à un nom lan la mën a indi ci dundu xale bi ñu dem déglu madame Aminata Dieyka elle est juriste chargée du programme éducation aux droits humains à Amnesty. convention bi mais xam nga dañ ne 89 lañ ko créé mais bien avant guerre mondiale 19e siècle déjà amoon na benn comité bu ñu mettroon en place pour mu protéger xale parce que dañu rendre compte ne ci année yooyu muy États-Unis muy fi xale dañ daan liggéey ci fànn yoo xam ne dafa métti mooy li ñuy wax tey ji le travail des enfants foofu la njëkk commencé miinu charbon yi fa nga xamante ni ay usine këriñ la foofu nga xam ne moo doon dawal courant bi moo doon dawal yëpp xale yi ñoo fa daan liggéey ak jigéen ñi donc ñu seet nañ aussi métti na ci ñoom am na jafe-jafe
ñu ne il faut que ñu aar xale yi déjà boobu rek commencé na avant ñu naan ñaari guerre 1955 ci la ñu jël si mettre en place un comité Nations Unies ne ñu aar xale yi donc loolu moo dox ay jéego ba 1989 ñu ne ñu adopté convention bi nga xam ne këyit gi nga xam ne dañ ci dëxañ lépp li nga xamante ni dafa war a aar xale muy ci dundinam ci juddoom muy itam ci nekkinam muy jàngam muy aussi ñu aar ko daal ci yëpp ak métital ak yëpp mais boo seetee ba ci biir am na ay yeneen ponk yoo xam ne doon na ko balaa 89 moo ko jot am na ponk yoo xam ne moom la ñuy wax le pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels loolu nga xam ne mooy aar lépp luñ naan suñu dundin suñu wër-gi-yaram ci nekkin daal ak ci diggante ak ci suñu culture ak yëpp foofu déjà nee nañ xale bi nit ki dañ ko war a aar mu am sant am juddoom am parent ak état bi yëpp daal di ko aar donc loolu moo njëkk ci yi nga xamante ni dañ ko wasaare ci lépp li nga xam ne ñu naan ak doomu aadama mooy nga am tur am sant am foo juddoo léegi nag loolu dina indi problème parce que boo seetee ba ci biir affaire njàng mi sax fii rek da nga gis xale yoo xamante ni muy góor ak di jigéen dañuy jàng ba dem war a def seen premier examen muy seen deux ñu ne leen amuñu kayitu judd kon nag duñu mën a def examen boo demee di sëy il faut nga am kayitu judd pour ñu def ko même booy tas ñu bëgg la def déclaration boo xam ne dafa tardé ñu ne pour nga mën a tas sax dañ lay laaj kayit te boo amul kayitu judd nan ne dafa dee kayitu mariage donc kayitu judd googu daal mooy suñu passeport te c'est important xëy na naam nit ñi xamuñu mais nag organisation yaa ngi bay sax seen waar di ci def seen i pàcc mais dañ ko war a continuer gën ko gën a dëgëral parce que ba jusqu'à présent ñoo ngi seet ne ay jafe-jafe la ci biir dëkkaan yi parce que aussi mën naa xam ne ñàkk xam aussi mu ngi ci mais itam am na itam leen loo xamante ni c'est extrêmement important am na solo mooy suñu maire yi seen aussi seen liggéey seen bëbët mooy seen nit ñi nga xam ne ñoo ngi ci seen dëkk yi ñoom itam wax dëgg yàlla war nañ def ay jéego ba nga xamante ni loolu jeex ci seen dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk donc seen rôle mooy fexe ba ñëpp am seen kayitu juddu ba nga xam ne ëllëg si biir du am benn problème parce que kat nit ki balaa ngay ne citoyen laa nga mën a wote foog nga am kayit boo amul kayitu juddu doo am carte d'identité boo amul kayitu juddu doo am aussi carte de vote loolu nag loo xamante ni dafay mel ni daal kenn xamula doone sénégalais nga doone lii nga foo bokk bu ëllëgee si bi dañ naan xamoo foo bokk parce que mënuñu am kayit goo xam ne day firnde ne yow kat fii nga juddoo ci fii nga bokk ba ñu mën la donc vraiment c'est problème la parce que yenn saa ñu naan am na 3000 personnes yoo xam ne presque genn wàll gépp amuñu kayitu juddu bés bu nekk di sàggante mu ngi ci ñàkk xam mu ngi ci mais aussi def sa wareef mu ngi ci parce que autorité locale luy wareefam aussi mu jël ko en charge waaw loolu vraiment buñ ci jubloo ñëpp lëkkaloo ci jàppandoo ci defe naa ñëpp dinañ mën am seen kayitu juddu ba ñoo xam ne kii sa wareef sax. jërëjëf Diakhou mi recueilli woon propos yi nga xam ne nag mooy yu madame Ka kon mu mel ni ak yelleef fi doomi xale nekk na lu soxal àdduna bi sax lay wax te lu yàgg la xëy na kon programme yu bëri yi ñu def ak coow li moo tax mu mel ni dafa bees waaye nekkul lu bees lu yàgg la. jërëjëf bi ñu dégloo la dame li wax leer na trop parce que xam nga loo gis àddina day amee responsabilité. te responsabilité yi say nekk d'origine ignorance ñii xamuñu ñii par exemple état leen sàggane ñii fañ dëkk la ñu amoon accessibilité pour yegg fañ dem. donc du dëkk parce que bu fekkee xale juddu na. état war na permettre fexe ba dans chaque communauté rurale ñu teg fa loo xam mën na tax ñu enregistré ko mu teg fa le maire chef de village président communauté rurale bi de sorte que mu teg fa nit koo xam ne à chaque fois que naissance am jëm leen bu fekkee xam ne jëm leen approché bu xam ne ni yéen fu doom xale bi juddoo ko juddu tey. parce que xale bi deful dara xamul dara lépp dañ koo defal loolu nag bu ñu ko defal ba mu màgg tey moom répété wu ci kaw kon liñ naan loolu lañ naan xale bu màggee day gërëm wala mu xaram. waaw day gërëm wala mu xaram xale bu mujj noonu la rek. c'est-à-dire ci yarin bi mooy si waajur yi donc bu fekkee par exemple ignorance ñu éduquer leen sensibiliser leen bu fekkee par exemple par moyen la état war na taxaw teg tous les moyens ba tax ñu accessible à ça parce que war duñ toll en 2018 toll foo xam ne da nga naan ma 3000 cas ñoo am fële à
Fatick. non te 3000 cas c'est l'arbre qui cache la forêt ëpp na loolu dañu amul ay estimation yu officielle mais benn région rek 3000 kon territoire national bi kon ñaata xale la. bon très bien kon donc loolu ba ne ay enquête wala ay recherche pour xam la cause du pourquoi parce que dara mën na am ñu faj 2 cas 3 cas mais du doy. déedéet souvent su dara amee nañ jéem a xool lan moo ko indi. ñu faj ko ba ëllëg dootul dellusi. xale yi ñoom defuñu absolument rien nous leur devons tout. mais xam nga li ngay wax ni yaa ngi seet ay piste lan moo waral kon xale juddu ci Sénégal gi te du am kayitu juddu loolu dama la ciy jàppale dañuy ànd dem déglu askan wi micro trottoir bi nga xam ne defoon nañ ci ñoom tamit andi nañ seen xalaat ci li ñu yaakaar ne loolu moo waral xale war a juddu fii te amul kayitu juddu ak it ñàkk kayitu juddu lan la mën a indi comme gàllankoor ci dundinu xale yooyu le ñu déglu leen te dellusiwaat. jàngat bi bari na gàllankoor bi bari na parce que xale bi day war a dugg école du mën a dugg école ay moromam dugg école ñi mu nekk ci koñ bi di taxawaal te taxawaal boobu mooy andi yelwaan bi ci mbedd mi mooy andi sàcc yi mooy andi agression yi bu dul dara it seeni morom dañuy dem bëgg a génn dem à l'étranger suñu amul kayit duñu mën a génn mooy andi ñuy dem ci gaal yi di dee ci àll bi yooyu yëpp moom moo koy andi ngir yàlla parents yi dimbali leen seen doom yi ñu am ay kayit suñu amee kayitu juddu au moins ñu xam ne reconnaître nañ leen ci dëkk bi ñu dëkk reconnaître nañ leen ci société bi tant que amuñu kayit duñu bokk ci société bi nit dafa te loolu jaaduwul nit dafa war a am kayit waaw nit bokkul ak rabu àll moo mënta am kayit waaye nit moom dafa war a am kayit. yow am nga doom. waaw am naa doom j'ai une fille. waaw am na kayitu juddu. bon juste parce que kayit bi daf koy permettre mu mën a am accès à l'éducation déjà parce que bon bu fekkee ni dafa dugg école dem ba niveau entrée en sixième si elle n'a pas les papiers pour def entrée en sixième du ko mën def donc du coup da ngay obligé faire di def benn casse-tête pour mu mën ko wutal kayit donc du coup bu fekkee judd na les sages-femmes te donnent un papier da ngay dem à la mairie nga déclarer ko ñu defaral ko kayit c'est plus simple et ça lui permettra juste de à l'avenir mu bañ a am yenn problème yi quoi côté administration bien sûr. Bon, je pense que ça leur coûte rien du tout déjà que ñu defaral xale bi kayit te buñ ko defee seen bopp lañ koy defal parce que ça leur permettra bu ëllëgee bu xale bi du am problème kayit te bu ko amee ñoom dañuy obligé di daw fii dugg fii pour mën ko def balaa caa bu xale bi juddoo ñu dem déclarer ko ça leur facilite les choses et leur revenir. boo amul kayit kenn xamu la kenn reconnaître la dëkk bi doo sénégalais tant que amoo kayit doo sénégalais voilà donc ñëpp war képp juddoo ci réew mi. ña nga xam ne sax ay gan lañu juddoowuñu ci réew mi sax ñoom ñooy góorgóorlu ba am fi kayit en ce moment ña nga xam ne nag fii la ñu cosaanoona juddu fi ñeneen ñëw gën leen bokk ci dëkk bi donc parce que boo amul kayit rek moom bokkoo ci dëkk bi loolu ñàkk fulla bu mag la wala sax ñàkk xam la parce que ñu bare daal am na ñu bari ñu ngi xëccoo suñu nationalité pour am nationalité sénégalaise donc yow mii juddoo fii nag nga sàggan ba keneen ñëw am nationalité sénégalaise te yow amoo ko donc ñàkk xam la daal te tamit boo amul kayit bu ëllëgee lépp lu ñu fi woote ci dëkk bi yow doo ci mën a bokk bu ñu wootee élection yow doo bokk lépp lu ñu fi woote yow daal mënoo bokk yow da ngay toog rek lépp dañu koy décider sa place. waaw mais kayit mooy élément bi nga xamee ne fondamental ci xale donc xale bu amul kayit du mën a dugg fenn donc ak kayitu juddu xale donc moom mooy carte d'identité xale. donc muy la nga xamee ne képp kuy waajur war na ko jàppale doomam pour mu am ko ndax bu ëllëgee mu mun cee jëriñoo voilà merci kaddu askan waa ngi noonu laay nan nga defee jàngat ci micro trottoir. xam nga boo dégloo ku ne na waxee du bokk sama noonu waxee. te boo koy déglu loolu aussi da lay wan ni. ku nekk environnement moo ko sant tax mu demee noonu. mais dama leen yeneen cause yu bëree bëri yu waral ñu problème yu bëri yi. ay nit koo xam ne day doxaan benn ndaw. am ak moom doom daw. bu dawee ñu ne moom dana ne ci la ma xala dëkk ñu koy war a gis suñu ko. xale bi ñu naan ban sant nañ ko defal ñu naan nañ ko xaar dinañ ñëw. ba xale bi tollu foofu kenn du ko mën a rattrapé. am na ñoo xam ne polygamie moo koy indi. xam polygamie j'en parle tout le temps mais dafa bëri ay méfaits yu mu liggéey ci société bi. polygamie moo koy indi da nga am ay jabar mais sa activité tellement que wala sa duñu day métti ba nga xam doo am sa jotu régulier sa xale yi chaque fois nga ne comme 6 mois lañ ma may balaa 6 mois naa ko réglé ba mu ëppal loxo nga fàtte ko ñu dem dugal ci école bi ñu arrangement bi dugal leen ci école bi ñu dem ba tollu foo xam ne kët na jon
kenn dootu mën a dem troisièmement doom fu mu juddoo ak fu nu mu juddoo lu ne rek yow góor gi war nga mën a dox pexe yoo xam parce que war nga ko teg ci condition yoo xam ne ëllëg donta ni mu juddoo neexu ko mais du la mere ëllëg parce que da xam ne donta mere na la fële mais rattrapé ko fa donta yàlla peut-être du la ci baal yaa ngi loolu moo tax par exemple ñun tey li war mooy par exemple nañ fexe def ay enquête ay recherche surtout de la part de l'État pour xool lan moo tax lii war a am parce que c'est pas normal ñu ne en 2018 tey société sénégalaise di am ay 3000 cas comme tu dis ça cache ta forêt yaa ngi mais ñoom nañ jéem a gëstu lu tax bu fekkee ne par exemple manque ay moyens la j'aurais préféré j'ai fait la blouse xam naa àll bi nu muy doxee dans chaque communauté rurale nañ fi teg ay conditions xam ne même forêt ni ñuy def nii mais c'est très important mais doo mën a matal lépp et puis dafa am ay poche yoo am mais poche mais dafa war tey Sénégal toute localité ñu fexe ba teg fa loo xam par exemple xale bi dina am këyit war a mandarga juddoom këyit bu mandarga santam ñoo xam ne diw ak diw ñoo ko mën a jur ba ëllëg bu ko mën a taxaw war a tekki dara kenn du sonn naan nañ ko defal jugement nañ daw fi waaw ndax nag bu dul loolu dafay nekk un enfant fantôme xale boo xam ne kenn xamu ko ndax amul benn trace dégg nga micro trottoir bi sànq xale yi seen cri du cœur nee nañu yaay papa utal leen ñu këyitu juddu ñun loolu ñun tamit dañ koy relayer ndax nekk na loo xam ne suñu cri du cœur la ñun ñi ci suñu jëmi bopp dañuy nag daal di def beneen jéego ci biir waxtaan wi ndax loo gis rek dañuy ut ay piste de solution xale bu amul kayitu juddu may nañ ko délai bu waajuram yi mën a déclarer muy déclaration tardive mais yenn saay sàggante wala lëj-lëju àdduna dana jàpp waajur ba délai boobu passé te déclaré wul xale bi loolu itam nekk loo xam ne beneen problème la mais piste de solution am na muy loo xam ne maire yi ñoom ñoo ko mën a def pour tàllal loxo parents yooyu muy audience foraine yàgg nañ ko fi dégg nekk na ay audience populaire yoo xam ne en dehors de tribunal lañ koy defee ci biir koñ yi lay amee ñu daal di rattraper nag li nga xam ne mooy retard yooyu xale yi amoon defaral leen seen ay këyit après yóbbu ko tribunal ñu defaral leen ko des papiers en bonne et due forme loolu apportu maire yi la ci récupérer xale yooyu nga xam ne amuñu këyitu juddu dañuy déglu ki nga xam ne mooy monsieur Adama Ba moom nekkoon ancien maire u Fass Gueule Tapée Colobane te ba mu fa nekkee jot naa def ay audience foraine mu wax ñu déjà solos audience yooyu ak itam ban njëriñ la am ci biir askan wi ñu déglu ko te del siwaat li ci des nag moo di li nga ma laaj sawar naa ci wax parce que dund naa ko en réalité j'ai été le maire d'abord j'ai été conseiller municipal du temps de madame Léna Fall Diagne pendant 5 ans ensuite j'ai été le maire de Gueule Tapée Fass Colobane pendant 7 ans dund naa situation yi puisque xam nga ni Gueule Tapée Fass Colobane melting pot la bi maanaam dafa bëri dox daje donc migration bi dafa entraîner ay familles yoo xam ne daanaka la quasi totalité wala boog ñi ci ëpp seeni doom amuñu kayitu juddu ce qui est incroyable pour des gens qui habitent dans une capitale mais enfin loolu mën nañ ko comprendre puisque bu fekkente ne xale yi duñu juddu dajeeg seen papa nekk Italie wala mu nekk Gabon wala mu nekk Mali wala mu nekk feneen en général seen carte d'identité papa seen yaay du ko yor du ko mun a déclarer donc bu seen papa ñëwee muy tabaski mu delluwaat tardivement ak par négligence xale yi mais comme gouvernement bi dafa ne rek nañ inscrire xale yi âge après on régularise xale yu bëri bu seen parents yi fexe bu ñu dugg école rek fàtte nañu ko donc bu ñu demee ba examen yi jot ñu ubbi seen fiche scolaire gis ne amuñu ay kayitu ñu daw ñëw ci man di ma laaj naka lañ koy defee nangam d'ailleurs dina indi sax ay problème parce que am na ci ay officier ay ci mairie yoo xam ne da ngay gis ku ñëw génn xaalis joxe wala papa mu nga France yónnee ñu jël benn numéro rek daal di jël ancien numéro bi defal ko tëg liggéeyal ko benn kayit jox ko mu dem suñu demee bu ñu demee ba mu yàgg nag ba mu am ci diplôme wala dara nga ñëw di jël si kii jël si muy ñaari nit pour benn numéro ensuite bu dee France en tant que maire et officier d'état civil ñi nga xam ne dañu immigré nekk France seen dossier yi ñuy déposé tubaab bi moom du leen wax dara daf muy bind lettre man maire rek ne ma numéro état civil bi ci ban tur la correspond te du ma wax tur benn bi mu yore donc su ma ko tontoo ne ko numéro bii nga ma yónnee numéro Doudou Ndiaye la ak Samba Diop ak Ablaye Nangam
directement police France day jàpp ñooñu parce que dañ koy jàpp comme fraude léegi nag bu loolu amee ma bind ministre de la justice manifester le besoin d'avoir une audience foraine su ko defee moom en relation avec les services du tribunal le président du tribunal ñu jàppal ma benn bés ma def nag large diffusion seulement am na avantage pour régulariser mais am na inconvénient bi mooy soo ñëwee ci audience foraine yi ñi ngay gis en général ñëpp ñuy ut kayit xëy na boo ko xayma woon fukki nit ñooy nekk vrai nit yoo xam ne amuñu kayit ñi ci des yëpp nag des enfants qui ont redoublé ou bien jàng nañu fii jàng fii alors mais di redoubler amuñu entrée en sixième amuñu certificat am âge yi ëpp seen parents yi bëgg a reconditionné ñëw dellu gannaaw utal leen certificat de non inscription du plan ñu defal leen jugement ñëw wàññi seen at pour ñu mën a continuer loolu nag baax na ci ça règle un problème mais ça ne fait que différer un problème puisque da ngay gis kuy liggéey ba karaw weex tal mënut a dem à la retraite parce que dafa wàññi woon atam sonn na mënatul liggéey il est inopérationnel mais il est dans les dispositions administratives pour continuer à exercer une fonction donc je pense que loolu difficulté la bu mag bon li ci gën daal bu gune juddoo may nañ la juróom benn weer léegi nag déggoon na sax ñu naan 6 mais au dernier nouvelle juróom benn weer pour nga mën a dem pour permettre bu fekkee papaam ñëw ni ci biir ñetti weer yi mu mun a ànd ak njam def déclaration voilà. Sénégal nag lu ñu ràbb rax ci dënk dégg nga maire Adama Ba nee na audience yi naam dinañ defal xale yi nga xam ne dañ leen yéexoon déclaré kayitu juddu waaye am na ñuy jël prox ndollu googu dem di wàññi seen ay at def ay jugement waaye leelu nekkul tey li ñu waxtaane maanaam loolu day nekk lu ñuy rafetlu ndax audience foraine yooyu faj na lu bëri ci ay cas yu demee nii mais dañuy dellu si waat rek ci racine du mal bi problème yi nga xam ne laay dañ ciy teg sa bët ci askan wi li waral xale di juddu te du am këyit benn bi ma ci identifié nekk na jur bañ ko dama yaakaar na état bi war na am moyen bu mu contraindre parents yi papa yi sax laay wax ndax ñoom ñooy bañ ñu nangu njureel googu ndax jigéen bu ne yow yaa jur sama doom nga ne ko juruma ko benn recours la am mooy déclarer xale bi jox ko santam moom yaay ji déclarer ko de père inconnu te loolu je trouve que c'est humiliant te bu dee jigéen noonu la koy dundee kon day préférer naxanteeg papa ji ba keroog muy nangu déclarer xale bi pour mu mën ko jox santam loolu di waral tamit xale du am kayitu juddu bu waree dugg école ñu teg ko fa dénkaane ko fa comme ni maire waxee ba examen yi ñëw son passé le rattrape mu nekk problème loolu nag naka nga ko gisee. très bien Adama Ba dañ koy gërëm suñu grand la suñu nijaay la dañ koy gërëm parce que xam ne bu bëggee faj benn affaire da ngay xool ñu cee liggéey nga jege ci leen. comme ku mel ne moom yàgg cee nekk ci biir. li mu ci wax kenn mënu ko dindi. waaye dafa fekk ne nit ñi seen bopp tey. xam nga da nga wax benn wax bu am solo nit jur bañ ko nga ne jigéen bu ne ku ne moo jur doomam xam na ni moo ko jur. non d'accord ma yaa nit mën na ne diwa jur bopp diwa jur doomam te juru ko. parce que non xamul tax. laay loolu mënoo ko àtte. non d'accord doo ko mën a àtte. mënoo ko àtte de. mënuñu dugg ci débat boobu tey. dafay sori quoi. non loolu sa beneen débat la. beneen débat la. waaw mais daal kuñ ne sa doom a ngi nii demal nga déclaré ko. non si kaw boo ko juree ba tey nañu waxtaan parce que aussi xam nga jigéen bi. war na comporter de sorte que noo xam ne aussi par exemple waa ji ko ni waa ji mu ne moo jur sa du am xel ñaar moom la du moom bala ñu naan ko moom la war na xam ne moom la mais bu c'est souvent loolu am nag. am na lu lëndëm ci biir loo xam kenn mën na ko nettali. waaw loolu yëpp dëgg la mais xale bi dafa am droit. mais xale boobu man droit wam rek laa bëgg nu jox ko. donc xam nga c'est des histoires d'adultes loolu histoire u mag ñi la seen diggante loolu vraiment c'est leur vie man du ma def jugement de valeur. mais xale bi dafa juddu ñu war ko déclarer. nañ ko déclarer yaa xayta. di par contre bi ku koy déclarer est-ce que dina ko déclarer te juru ko beneen débat la parce que la problème mooy yow gis nga ne moom la wax ne moom la. mais yow lan moo la war ne moom la. dara. pour joxe benn exemple beneen bi bokk sax débat bi nit mës sama wax ne ma par exemple diw dafa tëdd ak doomam. xaw la wala. dégg loolu ma ne ko instant dañ ci mës a wax. ma ne ko lan moo la war di doomam la. nit nangul doomam te doon te juru ko moo tax nit ba mu génnee àddina tey bu ñu ko ñaanal ci bàyyi de bu ñu ko ñaanal. ci ndey parce que bàyyi ba tey dafa fulu. yaa dégg donc nañ fexe rek suturaal jigéen bi ba tax nangul ko donte loo xam par exemple du la gis sax pour sauver xale bi d'accord naa ci yow. mais aussi nit ñi seen bopp nañu conscient parce que
xam nga dañu doon société boo xam ne bay société boo xam ne tey ignorance bi am na mais ñi nga xam ne seen xel yegg fenn fi mën leen dimbale ci loolu dañ leen dem di leen fekki du politique rek pour politique pour am ay voix yooyu da ngay fexe di instruire nit ñi ci àddina nan la tolloo tey ak fan nañu war a yem tey mais maire wax na ko maire joxe na ay piste ñi seen parents yi tukki war nañ fi mën a bàyyi seen carte d'identité bu seen jabar amee doom jël carte d'identité bi dem déclarer xale bi beneen bi solution bi mooy bàjjenu gox yi xam nga def nañ ko fii ci ay campagne de vaccination ñu jege femmes yi wérul toppatoo xale bi bu juddoo vaccination mais mën nañ ko gungee noonu tamit ba mu am kayitu juddu parce que xëy na tamit yenn saa yi du sàggante sax mais dañoo xamul parce que tamit ku jàngul ñëw ndakaaru viewam nu mu lëjee ay yooyu da ngay am ay problème de survie yoo xam ne yow ay lijjanti kayitu juddu dafay nekk deuxième daal ci yow xam nga war nañ leen sonj kon ci importance boobu wax leen ni xëy na nii amul problème mais xale bi bés bu demee ba war a jàng bés bu demee ba war a def ay devoir réclamer ay droits de citoyen am foofu nag lay amee problème. kon boog très bien li nga wax am solo parce que état responsable daf ci rëy. daf ci rëy parce que ne serait-ce que chaque semaine war na benn sensibilisation. ci télé bi wala ci rajo bi bu jëm ci loolu. mais dañu xool par exemple loo xam ne war a gën a xaas kese ñu ciy wax. te mettre en place ay mécanismes yoo xam ne ca biir fongolem bi sax ku fa juddu ñu war a mën dem déclarer la defal la say këyit donte dañ koy référé fii ci Ndakaaru Njaay. mais li ma sax nee naa dans chaque communauté rurale. communauté rurale mooy am. après commune doog a ñëw. après ñu dem doog a dem ci maire bi. yaa ngi ci maire bi après dem doog a dem ci département bi. loolu dafa am solo de sorte que. chaque communauté rurale boo amoon un représentant ku fa doog koo xam ne par exemple di veille ci ak dëkk bi tey ku fa am doog ñu sensibiliser de sorte que xale for am këyit tey nekk obligation yaa de quitte à ce que ñuy sanctionné mais loolu xale duñu parce que xale duñu màggee ëllëg mais duñu condamné kenn ku dul waajur bi seen ay waajur bi te waajur bi moo condamné mais waajur bi mën na ci bañ a am responsabilité bu rëy parce que mën na ci sax bañ a am responsabilité nag ndax xam nga li tax ma wax la loolu dañuy dem Paal dafa am benn gox bu fa tudd tëdd biti sanc ñoom dañu defoon ay brassard rouge génn ci mbedd mi parents yi di yuuxu ne dañoo bëgg déclarer seen ay doom waaye amuñu fu ñu leen déclarer kon responsabilité état duggul nañ dem Paal te ñëw. wal ba bëgg a dee noo ngi nii nelawutuñu guddi nelawutuñu bëccëg kayitu juddu yi sunu xale yaa ngi nii amuñu kayitu juddu kenn amu ko ci mi ngi nii ñu ngi nii kenn ñu ngi di taxaw kenn amu ko ci. maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm sëñ bi gis nga liggéey ak see fii tay nanu damm nanu te mooy dëgg première fois li ñu war a am nga xam ne moom mooy première mooy extrait de licence te moo du tax extrait de licence moom moo njëkkate fii te ñun ay doomu aadama la yoo xam ne dañuy fay info comme doomu aadama yi tout le monde dañuy fay info tout le temps ñu ngi fay info mais benn judd ñu ngi nii boo demee ba léegi nii boo yaa ngi nii ku ci jàng da ngay mujj dakk sa jàng boo demee war nañu examen ñu la amoo xëy na am problème bi da ngay mujj dem jàngooti wala yi fi nekk yëpp safar la ñëpp safar la ñu te li waral safar gi mooy ñàkk mën a am kayitu judd ba mën a jàng ba def ko jàng baa ngi jeg sama fa ngay wëññi ko moo tax ñu sonn am problème amu ci genn gone gu mën a bind turam 2000 la fi école jëkk a ñëw la ñu ni fi programme turu école laa wax keroog bi ñu fi di 5 baa lañ fi indi lan la saret di jiitoo fas nga indi baata indi woo école lan la saret di jiitoo fas keroog bi ñuy jàng que néegi ñu borom dëkkoon te dem nar toxe dëkku fa néegi yooyu la ñu aaj ñu di fa jàng kenn jàllu ci booy bii ci la bokkoon booy bii bokkoon nañ ñu fi doon jàng su fekkoon boobu ba léegi ñu ngi doon jàng kon kenn waxtu ko école baa nga ne dem ngeen fa benn classe moo fa am 2005 ba léegi moo fa am mbaar ya fa nekk noo ko fa def bone ku jàng bàgg ci war a examen rek am problème koy jëm jagal leen réew mi réewum droit la ko am problème am nga droit ak sama bi ko wax nit ñi gis ko ñu génne ga te ñun li ñu tooñ mooy fi ñu topp fi ñu jokk moo teguwul ci yoon fi ñu jokk moo teguwul ci yoon tey nag dañoo bëgg yëgal suñu bopp xamal ka ni ka nun ñi doon dajjante ñoo dal ci kaw ñi doon nelaw ñëpp yeewu nañu di xoole li fi amoon ci mag ñi dootu fi am te jël nañu suñu mesure yu mat sëkk bone yëpp bind nañu seen ki ñam ka ñëpp tey bind nañu te dem nañu fii la ñuy watee si xam nañu li ñuy def léegi ñi doon wax naa la sànq ni la mag ñi ñoo fi nekkoon xam nañu li ñu defoon léegi nag ñoo ñu yilifoon tey noo leen yilif bàyyee nañu suñu bopp xam nañu fa ñuy jëm ku nu topp nu topp la ku nu topp kon nag ñoo ko gisandoo jërëjëf Maguette Diop ci élément boobu sunu correspondant Saint-Louis ñoo ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant ci élément bi gis nga waa Paal ñoom de bëgg nañ waaye mënuñu. gis nga waa Paal nag li ñu def ni muy dëgg. parce que ki leen war a dimbale bu leen fekk suñ ñu génn wane seen bopp. wane ne bokk nañ ci
bu ko ñëpp defoon tey xale yi seen problème rek la parce que au moins dañ ngay de santé parce que c'est pas parce que aussi état defalul la nga toog damay toog rek yaru comme ça waxal parce que moomul da nga ko dénk la nga ko dénk daf la ci war a jariñ moom. dëgg la bu la ci jariñ ñu ne am nga droit taxaw par exemple wane sa bopp. xale yi par exemple xoolal xale yi dañ leen dimbale ngir yàlla. nit ku ne ci dundam su si majeur mooy avenir doomam. doom ji soo fekkee dafay nekk ndaw bay màggi léppam da nga ko war a gérer ba am 18 ans. ci kaw xel ak jàngin. dundin nekkin lépp da nga ko war a toppatoo ci xale bi. bu fekkee am nga fay boobu nag xale bi dem ba tollu fenn bi wala réussir na ay moromam am këyit gu ndaw gu ko kale ndax yow. kon xamal ne parce que yow am nga si responsabilité. mu am këyit gu ko kale ndax yow état yi war nga xam ne responsabilité. këyit gu ko téye ndax yow xam ne par exemple yow kilifa gi yaa tax mu am kon lan leen seen bopp. te dimbale xale yi loolu rek moo ñu si mën a génne. loolu nag mooy le cri de cœur de Laye kon Laye mel na ni loolu mooy sa ndénkaane de. dénkaane mooy li ma terminer rek c'est que il faut que les gens comprennent que. ñun suñu dund pour mu am sens. foog suñu doom gërëm ñu ëllëg. te doom ni muy gën a ëllëg mooy ci juddu ba. ba muy foo toll foo xam ne ñu demee xelam. fi muy demee xelam mais bu tàddee foofu xam nga sañu waxtaan bi ma ne la. jàng gërëma ko waajur mais responsabilité liggéey kooku sa mérite la yow. kooku sa intelligence la. pourquoi parce que boo demee fii fekk booy fàq man nga toog waxtaan mu waxtaan yow noo xam ne nga xam ne kii buñ ko encadré mu jàll. kon responsabilité mu nekk fàq man ni tey. ci moom la wala ci waajur yi la. loolu nag mënuma. non fay la fay ci éducation la nee naa la xale boo ko yar war na demee noo xam parce que même bu génnee ci mbedd mel yaa ci kanamam kon nañ dimbale xale yi. ñu dimbali xale yi kon nag ci kàddu yu rafet yooyu la ñuy daal di rek laale jotaay bi waaye nag di leen ñaax ku ci amati doom demal nga déclaré ko may nañ la juróom benn weer gis nga xale diggante ba muy juddu ak bañ koy ngénte une semaine la diir bu gàtt waaye dinañ ci ut sañse dinañ ci def greffage dinañ ci xew dinañ ci ut bâche lijjanti ci loo xam ne xaas bu bëree lay jar déclaré ko timbre 200 francs sax est-ce que léegi timbre ba sax dañ koy fay nga toog di ko négliger ba xale ba màgg ba war a examen ñu indi ay problème ngeen di yéeg di wàcc di dem di ñëw loolu nekk na loo xam ne képp kuy waajur rek war nga koo moytu di wax ni itam xale yi ñooy sunu alal xale yi ñooy sunu trésor nañ leen sàmm droit à un nom une identité bokk na ci benn ci juróom fukki droit ak ñeent yoo xam ne mu lekk ba suur war na am dëkkuwaay bu baax foo set jàng ñu ko mucc ci guerre mucc ci ay métital yoo xam ne dañ ko koy teg ak ay yeneen droit yu bëree yoo xam ne xëy na dinañ ko defal émission spéciale waaye daal ñu jël xale yi dénk leen dénk suñu bopp ñun ñëpp nañu boole téye nañu boole yiir nañu boole yar ndax xale mooy màgg ëllëg te ni ko laay waxee xale su màggee sant mbaamu xarab kon yàlla na xale yëpp gërëm yàlla na xale yëpp sant yàlla na xale yëpp nekk ci jàmm ñun tamit ñu nekk ci jàmm di leen ñaanal di leen gërëm ci àndandoo bi ngeen xam ne yéen a ngi ko àndandoo ak ñun di leen jig daje beneen yoon ci beneen jëmmi jamono beneen émission L'Oeil de Laye ci Chronique TV chronique.sn merci Laye kon nag ba beneen yoon